voix de Gandiaye et du Sine Saloum. Gandiaye Info, la chaîne qui vous offre le meilleur de l'actualité nationale et internationale. Asalaamaaleykum waa Gandiaye man soxna May Touré dëkk Touba maa leen di nuyu ñoo ci foire bi indi fi tissu rafet yu yomb nag lu ngeen koy jënde Touba su ngeen ñëwee fii naa leen ko jaay am naa bassin riche gold ak brodé yu rafet ak wax étaget yëpp am na ak waal yu rafet ñëw leen lu ngeen indi rek dinaa leen jaay na ngeen ñëw yéen ñëpp ma jaay leen maay seen gan am naa waal brodé am naa yëpp lu ngeen ko bëggee rek ma defale leen ko noonu. sama numéro téléphone 686 96 61 bu dee orange bi mi ngi ci suufu écran bi waa kay jërë ngeen jëf ñëw leen. Bienvenue à l'Islam, une émission religieuse hebdomadaire. doomu aadama mënul dem sans islam. Islam dara tax koo jóg lu dul nit. Bienvenue à l'Islam, c'est une émission qui évoque des thèmes d'actualité et parle de l'islam en tant que religion, mais également l'islam en tant qu'État. Islam diine la ak état. Bienvenue à l'Islam, c'est tous les vendredis avec Imam Ousmane Ndiaye. Bienvenue à l'Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله mbokki ñi seetaan di ñu déglu ci Gandiaye Info ñu ngi dellusiwaat di continuer émission bi nga xamee ni sosoon nañ ko ak waa Gandiaye Info di ci ànd ak suñu doom yi suñu jarbaat yi muy Ousmane Ndaw mi nga xam ne moo nekk ci caméra bi nekk ci technique bi moom ak Cheikh ak ñi nga xam ñoom lañ àndal di leen nuyu di leen gërëm di gërëmaale ñi nga xam ñooy seen superviseur ak directeur yi waaw di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal yëpp tey nag dañuy continuer deuxième partie ci al islam bi nga xam ne moom lañ leen diggoon suñ fàttali ko waxoon nañ ci bi ñu def introduction bi ni l'islam mi ngi invité xel pour xalaat loo ko gëstu loo ko balaa jël borom di ko togg benn jëf yàlla subhanahu wa taala du ñëw rek ni jullil wala mu ñëw rek ni ooral wala mu ñëw rek ni nattal mu rekoor wala mu ñëw rek ni demal màkka mais islam fi muy commencé ak yow mooy def naan la fu sa xel toll su fekkee sa xel mat na mu wax ak yow su fekkee sa xel dafa manqué ndax xale nga yow booleegu la ci ay mbiram su fekkee sa xel dafa manqué parce que dafa laaj lu ñu tudde safi mooy koo xam ne yembadi islam waxul ak yow su fekkee ab dof la islam waxul ak yow moo tax islam dafay jëkk testé xel ba nga xam ni xel mat na muy doog a commencé wax ak moom naan ko nag xoolal soo xoolee na nga xalaat soo xalaatee na nga gëstu soo gëstoo na nga liir soo ko defee na nga jàng yooyu mooy fonction yi nga xam ni moom la xel di jouer soo ko defee kon mën nañ wax ni xel élément bu am solo la ci islam ndax yàlla subhanahu wa taala doo gis mukk mu responsabiliser nit wala jinne boo xam ni dafa yembati xel matul wala ay âge am matul moo tax kon islam kenn du ko tudd foo xam ne xel amu fa moo tax rab yi lu ñu jege-jege nit kenn responsabiliser wu leen ci wàllu jaamu yàlla ak yooyu donc kon moo tax tey kon fi ñuy commencé mooy il faut kon ñu taxaw laajte lan mooy xel ma ne nag xel xeet la ci wàllu yuuru doomu aadama moom lañ chargé ci wàllu xalaat xel lañ ko chargé wàllu xam wàllu xàmme wàllu àtte wàllu waxin ak wàllu xalaat ak taxayul mooy ay imagination moom lañ ko chargé ak xàmme ràññee yii ñooy fonction xel lii tax a jóg xel yuur la boo xam ni yii ñooy ay fonction su ko defee moom nag su fekkee noonu la tudd ci olof ni yuur la goo xam ni moom lañ chargé yi naka la tudd ci arab kon ci arab dañ naan al aql
huwa al aqlu al mudabbir naani bihi al aqlu al mudabbir wa huwa majmuatun min al quwa al idrakiya allati tatadamman al wa'yu wal ma'rifatu wal tafkir wal hukmu wal lugha wal zakira wal taxayul wal tamyiz. kon loolu mën nañu wax ni mooy xel en arabe. su fekkee ne nañ xel mooy lan ci français mën nañ ko tuddee l'esprit. kon su ne la lan mooy esprit da nga naan l'esprit est un groupe de forces perceptives qui comprend la conscience, la pensée, le jugement, le langage, la mémoire, l'imagination et la discrimination. kon yii suñ ko boolee mën nañ tudd ni moom mooy xel ak ay rôlam. xel mii nag moom lañ chargé pour muy agir ci yiñ tuddee al mashaa'ir wal infi'alat. mashaa'ir wal infi'alat lan mooy mashaa'ir wal infi'alat? mooy yi nga xam ne nit ki day toog ba yàgg am yu muy yëg di ci def ay analyse am yu koy tax a jóg. kon su fekkee dañ koy jiima firi mën nañ wax ni il est responsable du traitement des sentiments et des émotions. Sentiments et des émotions mooy al mashaa'ir wal infi'alat. kon islam ñëwul parewul pour di wax ak koo xam ni amul xalaat ak koo xam ni amul xam-xam ak koo xam ni parewul gëstu. islam boolewu leen ci programme am. suy wax xale boo xam ni âge am matagul tax koo jóg, mais suy wax ci xale boobu ci ay parents am la koy awale. parent mooy orienté doomam jëme ko ci loo xam ni parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci benn xadis ni kullu mawludin yuladu alal fitrati fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xale buy doog a juddu dafa vierge, nee na amul couleur amul melokaan. ñaari parents ñoo koy orienté. xale bu judd rek ci islam la judd, islam bu set wecc, amul benn négatif boo xam ne ànd na moom. mais ay parents ñoo koy orienté jëme ko mu nekk juif, wala ñu orienté ko mu nekk chrétien, wala ñu amélioré côté ngëmam mu nekk jullit, wala boog ñu négligé ko mu dem jaabu ji ay xërëm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni kon du wax ak xale mais mi nga wax ak parents xale. xëy na kooku bis buñ émission bi demee bañ xóot bañ dugg ci wàllu sëy dinañ gis loolu mu gën a leer foofu le. kon leer na ni islam amul wax ak xale boo xam ni xale bu ndaw la, amul wax ak koo xam ni dafa manqué dafa yembadi, amul wax ak koo xam ni ab dof la. islam xel même tànn pour wax ak moom mooy xel moo xam ni préparé nañ ko pour muy xalaat, préparé nañ ko pour mu mën a lire di jàng, préparé nañ ko pour mu mën a gëstu. li may wax ni soo demee ci sourate Alaq verset 1 yàlla subhanahu wa taala ma ngi ko fay feeñal. verset bi nga xam ne moom la njëkk wàcc ci alquran di ci wax ak xel daf ne ko iqra, il faut nga jàng liiral, waaye loo mën a liir bismi rabbika na nga ci bàyyi xel sa borom. moo tax jullit lépp la am droit gëstu ko ba mu des loo xam ni dafay merloo yàlla wala mu indi benn jikko ju yàqu. mais daf ni loo gis rek liir ko jàng ko
gëstu ko topp ko waaye nag bismi rabbika bul ci fàtte kii ñu tudd muy sa borom moo tax kii ñu tudd di sa borom moo tax amoo droit yenn gëstu yi nga koy gëstu di ci xóot ci loo xam ne daf lay da nga koy seet nan fooy aw pour mën a rey nit fooy aw pour mën a njaaloog doom jigéen fooy aw pour war a mën a dàq nit ki ci palaasam yooyu nekkul àndul ak bismi rabbika sa tax moo tax njàng mi nga xam ne moom la islam reconnaître mooy njàng moo xam ni dara lu ñaaw du ci am waaye en tout cas njàng la ubbee doomu aadama ci xelam pour na defar xelam dem jàngi mais amul ci verset boobu soo demee ci suratu Muhammad saar bi mu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam verset 19 yàlla subhanahu wa taala daf ne yonent bi faalam jàngal yonent bi am na sëriñ kan muy sëriñam Jibril ñi ci des ñëpp di taalibeem daf ne ko jàngal su ko defee yàlla dafay wax Jibril lan lay jàngal yonent bi Jibril ñëw wax ko yonent bi wax ko saxaaba yi paasante ko ba loolu ko indi ba ci ñun mais baatoog faalam la ko wax ko ni ko faabud mooy jaamul yàlla mais balam koy laata wax faabud jaamul yàlla wa'budu rabbaka xataa yaatiyakal yaqin daf ne ko njëkk ni ko faalam annahu laa ilaha illa allah yàlla il faut ñu ngeen reconnaître ni moom daal moom foog ñu jox ko cër bi ni moom àddina ak àllaaxira moom moo defar asamaan ak suuf il faut ñu xam ni kenn la loolu fii ak seetut dinañ am problème ñun yàlla subhanahu wa taala ni yonent bi faalam annahu laa ilaha illa allah xamal ni yàlla kenn la wastaxfir li zambik tey na nga xam ni nit ki day am bakkaar mais bakkaar ku ko ci def rek na daw tuubi ko gaaw moo xam julli bu góor la moo xam julli bu jigéen la kon mbokk yi loolu di tatagal goo xam ne islam mi ngi koy tatagal xel jox ko bii valeur jox ko bii placement mais question bi mooy kon pourquoi yàlla subhanahu wa taala di préparer ni xel mooy pour libérer ko ci luñ tuddee al awham wa takahunaat awham mooy wëhm mooy defle di def ay imagination yoo xam ni ñaaw njort daf cee dugg di xalaat yoo xam ne tegoo ko ci benn base di meroog nit ki te jotowu leen dara yaa ngi gis di préparer loo xam ni fa nga koy xalaat ak lan ak ay takahunaat mooy ay làmbaatu yii islam dafa ñëw pour libérer xel ci yooyu jox ko ay argument yu juste awham wa takahunaat mën nañ ko wax mën nañ ci dugal jabaraankat yi soo demee ci ñoom dañ lay dofloo commencé di la làmbaatuloo di la jaxasoog say mbokk ak di la wan ni ci kanam tuuti nangam dina am ba nga pirti bi ci sa dund commencé daw di uti ay xob di uti ay ngeer di gas di suul yooyu ay awham wa takahunaat la islam soo gisee moo tax mu njëkk a libéré xel njëkk a wax ak xel bi mu koy laata chargé pour mu jaamu yàlla léegi mu ne ko del xalaat soo demee ci sëriñ bi mun la nga ne ko man daal damaa ñàkk mun la li ma lay bëgg a defal de su fekkee nga xam ne defal naa la ko su neex yàlla dootoo ñàkkati waaye di ma fay nangam mais su fekkee loolu dëgg la kay daf koy defal boppam xel mu am moo xam ne mi ngi xalaat di xel li ki ni la soo ma joxee 500000 ma defal la dootoo ñàkkati ci sa àddina waaye foog nga jox ma 500000 pourquoi muy laaj 500000 pourquoi defalu ko boppam kooku fonction xel la xel moo war a liggéeyee noonu nit kii su fekkoon lii mu wax ni dëgg la kon ci boppam la koy njëkkee su ko defee nga ñëw ci islam mu ni la bu la kenn nax yàlla mi nga xam ni moo defar lépp moo bind sa wërsëg fii pour nga am boo xam ne am goo xam ne du ñàkk fii nga koy aw moo tax am na ci yenn jabarekat yi muus yoo xam ni dañuy ñëw defal la benn dërëm daal di koy ñaw ci téere bi ne la fii yaa ngi koy takk doo teexli ko xaalis wax nañ dëgg parce que dërëm baa ngi ci biir ñu ñawaale yaa ngi ko takk fii yaa ngi téere bi yaa ngi dërëm te dërëm xaalis la façon jeu la
boo xam ne vraiment ñoom wax nañ dëgg waaye nag wax dëgg lor la su ko defee nag yooyu nga xam ne mooy sonal doomu aadama moo tax islam njëkk a invité xel muy délire et spéculation yi nga xam ne moom la ñu manipuler doomu aadama yi façon yooyu la islam ñëw pour libérer ko ci seen xel ndax xelu kese encore doyul pour lu mën a sauver doomu aadama xel kese doyut li tax xel kese doyut parce que xel day juum parce que li tax xel di juum xel dafa am ay éléments yu muy envoyé ñoo koy utali ay information te soldats yi nga xam ne éléments yi nga xam ne ñoom la envoyé dañuy juum am na 5 soldats yoo xam ne ñoom la xel di envoyé ñu koy wax les 5 sens muy alxawaasul xamsa les 5 sens ñoom ci ñoom la xel di sukkandiku pour mën a am information bu wóor les 5 sens mooy lu demee ne kii ñam ci sa làmmiñ mu saf wala xeeñtu ci sa bakkan mu xeeñ wala xool ci sa bët gis wala làmb ci sa loxo dej wala déglu dégg ci sa nopp kon les 5 sens mooy làmmiñ bakkan bët loxo ak nopp yii mooy soutenir maanaam ñooy auxiliaire xel ñoo koy indil ay information malheureusement ñoom dañuy juum te ki la indil information juum mooy ki mu ko indil moom itam dafay juum ndax su fekkee làmmiñ la su fekkee nga xam ne dafa feebar damay ñëw ñu indil ko ñam wu neex mu ñam ko ni ñam wi saful dara loolu la làmmiñ yu gëm jox ko xel gëm ni ñam wi safut or que ki ko indil information bi moo am manquant moo manqué nga ñëw xeeñtu dara xeeñu la nga ne affaire fii dara xeeñu fi waaye affaire bi parfum bi neexul wala dara xeeñu fi fekk na ñëpp ne xeeñ na waaye fekk na boobu sa bakkan ci boppam moo am problème su ko defee gëmloo ko xel mi wan ko ne ko bul ko jënd parce que kii neexul fekk moom daa soj bët bi wànnent ñëw jàkkaarloog jant bi mu ron xonq ñu ne ko yow sa bët yi de luqee ko mu ne non tey jant bi leerul fekk na pourtant jant bi leer na waaye moom moo feebar te mi ngi wan xel ni ko jant bi tey dafa leerut mu ñëw laal ni affaire bi vraiment rataxul te fekk pourtant dafa ratax waaye ay loxoom ñoo am ñagas-ñagas su ko làmbee mu ñagas wala mu tëx ñu nekk fi di tëgg gaañ daal di jóg fii di révolté mu ne lan la mu ne coow li mu ne benn coow amu fi yéen a compliqué bëgg fi indi histoire fekk na élément boobu moom moo feebar su ko defee kon élément yi nga xam ne moom la xel sukkandiku dañuy am njuumte jox ko xel loolu am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax Busayri mi ngi koy wax ci burdu ci benn vers waaw benn poésie la mu ne qad tunkirul aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yunkirul famma taamal maa'i min saqamin vers bu neex la nee na bët dañuy toog mu weddi ni jant bi leerut fekk na wànnente ko teg dal di weddi ni ndox mi saful dara te fekk feebar moom moo ko teg nga gis ni moom mun nañ ko dëgëralee yooyu nga xam ni moom lañ doon wax kon su fekkee ki nga xam ne moo lay indil information bi indil loolu information bu wér jox la ko kon yow sa connaissance dafa rax dafa feebar comme que nag xel yooyu élément rek la amoon pour war cee mën a sukkandiku pour war a mën a libre te élément am yooyu matuñ kon foog mu am leneen lu nekk ci loo xam ne ci la war a mën a wéeru jiwaat pour mun a am lu wóor loola nag mooy islam kon xel dafay soxla islam. Pourquoi islam? Parce que islam li nekk ci ginnaaw xel moom fa lay yëngatoo. Islam dafay ñëw indil la loo xam ne c'est invisible, mënoo koo gis,
amoo appareil bu ko mën a gis kooku mënoo koo gëm parce que yëla doon jox ay éléments yaa ngi gis lott nañ pour jot ko léegi lan moo fa sës kon léegi islam rek mooy ñëw dialogue la ni la il faut nga gëm ni am na yeneen yoo xam ne mënoo ko teg bët mais am na kooku am na benn façon enseignement bu jaaroon ci benn maître ak élève am mu koy jàngal philosophie waaye bëgg a influencer xale bi parce que xale bi jullit la waaye ñoom xamuñ ne xale yi dañuy jëfandikoo seen xel ci manière bu extraordinaire dafa ñëw ne ko dafa toog ba yàgg mu daal di ekkati benn règle ni ko ni lii lan la ñu ne ko règle mu ne akon règle am na daal di teg daal di ekkati kere ni lii lan la ñu ne kere mu ne akon de kere am na di ekkati ay élément naan lii lan la ñu naan ko lii am na mu wëlbati ko ni kon ana yàlla xale bi xam fi mu jëm xam ni daf ko bëgg a wan ne ko su fekkoon yàlla am na dañ koy gis wala ñu laal ko benn boy bu intelligent daal di xam bitam objectif am mu ne ko musée mu ne ko mu ne ko ndax am nga xel mu ne ko mu ne ko anam jeex na wan ko ni ko su fekkee nga xam ni loo gisu rek doo ko gëm kon gëmal gisoo sa xel kon gëmal ni amoo xel kon dof nga muy façon réponse bu am solo kon islam ci noonu lañ koy daje mooy ay analyse ak i recherche ak i comparaison moo tax yooyu nag xel di mën na ci jëriñu mais du tëb rek jëriñu mais am na foo xam ne foog fa lay aw su ko defee yàlla subhanahu wa taala bi mu bëggee noppal jullit ñi dafa wan ni xam-xam boobu moom rek moom moo ko peeg de A à Z waaye nag dina ci coppati lu tolloog suñ degré ak suñ dimension intellectuelle nee na ci la ñu koy joxe su ko defee nag moo tax mu tànn ay malaaka mu nekk intermédiaire entre moom ak les prophètes yonent yi jël prophètes yi def mu ñu nekk intermédiaire suñ digganteeg yàlla loolu yàlla subhanahu wa taala wane nag ni mais yëpp ci moom lay dellu soo demee lii mi ngi ko expliqué ci saar bu ñu tuddee sourate Ra'd mooy dënu dafa am saar boo xam ne yàlla nga ko tuddee dënu soo demee ci verset 8 verset 9 ay juróom-ñetteel ak ay juróom-ñeenteel yàlla subhanahu wa taala ma nga fa naan wali kulli qawmin haadin allahu ya'lamu ma taxmilu kullu untha wa ma taxiidu al arxam wa ma tasdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar alimul xaybi wa shahaada al kabir al mutaal verset bii rek doyoon na pour ñu exposer ko mu doyoon waaye ñu def introduction bi ñu def ak préface bi nga xam ni moom lañ def ni ci la ñuy gën a dégg aaya bi yàlla subhanahu wa taala daf ni wali kulli qawmin haadin groupe boo gis il faut ñu am guide dara du dox su fekkee nga xam ne guide amu fa wali kulli qawmin haad groupe bu personne boo gis rek am nañ guide seen yi jëfandikoo dafay am guide catalogue yi nga xam ne moom la ñuy fekk ci rajo yu bees yi mais mooy suñ guide yi ñuy fekk ci suñ jëndee pharmacie mooy suñ guide kon suñ demee ci wàllu yàlla war nañ mën a am guide boobu nag moom mooy les prophètes ñoom ñoo ko paas boroom xam-xam yi nekk suñ guide ñu leen di déglu ñu ñuy orienté bokk na ci li nga xam ni mi ngi ci biir li ñuy guidé jëme ñu ci mooy yàlla dafa continuer mu ne allahu ya'lamu ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidul arham wa ma tasdaad yàlla ni attention balaa ngeen a jàll ma leeral leen allahu yàlla mi seen borom kii mi ngi sotti Ra'd
yaalamu moo xam maa taxmilu kullu unsaa li jigéen ji nar a ëmb gis nga li jigéen ji nar a ëmb yàlla nee na man maa ko xam may na capacité doomu aadama ba nit ki jigéen su ëmbee ñu xam lim ëmb waaye amuñ capacité pour xam jigéen ji lim nar a ëmb ndax foog ñu jël élément maanaam matière première bi te mooy jus bi nga xam ne moo composé doom ji bu góor bi bu jigéen bi jël seen appareil def analyse bi ba xool sax yi ni ñuy demee ak ban moo fa des ak na kii mun nañ xam ne kii bu femelle la wala bu kii la bu góor la mais lu jiitu loolu duñ xam yàlla nag nee na bi rapport bi laata am xam na ni rapport bi dina am te nar na am doom te doom boobu góor la nar a doon wala jigéen la nar a doon yàlla ngi assuré ni kooku man maa ko xam donc kon kenn du ma dab ci foofu anam mu ni yaalamu maa taxmilu kullu unsaa parce que taxmil du verbe passé de mais futur la taxmil waxul woon maa xamilat su noonu maa xamilat kooku dafay nekk passé composé wala mu nekk imparfait wala mu nekk leneen mais yàlla daf ni taxmil def ko futur wane ni moom xam na li nar a ñëw foofu la doomu aadama capacité am munu fa egg mu ne kulun saa jigéen ju mun a doon rek su naree jur wala narul jur ak su naree jur lam nar a jur yàlla nee na moom xam moo ko xam yàlla subhanahu wa taala nee na wa ma taxidul arham ma taxidul arham li nga xam ni jigéen ji ëmb bi nar a ñàkk a mat ñu avorté ko yàlla xam na nee na biir bi nga xam ne narul egg dafa nar a avorté yàlla nee na moom xam na ko te ñëwagul taxid kooku itam futur la yàlla ngi def benn défi bu extraordinaire ak doomu aadama yi parce que ñoom mënuñ xam lu dul la placé ba pare moom mi ngi wax la nga xam ne placé gul nee na avortement yi nar a am ca biir ya nee na moom xam na ko te xam na cause ya xam na conséquences yi moom yàlla subhanahu wa taala wa ma taxidul arham fi mu ne ku la ni alquran a ngi waxee noonu doo ko sax gëm yàlla nee na wa ma tasdaat même li nga xam ne dafay continuer waat nag boo war a nekk doom nag juddu yàlla nee na xam naag yàlla subhanahu wa taala daal di continuer verset bi mu ne wa kullu shay'in indahu bi miqdaar wa kullu shay'in indahu lim yor yëpp bi miqdaar daf ko niveauté bu nekk am na fu mu commencé am na fu mu em fi mu nekk nii gis nga xale bi fi muy génn fa jigéen jee sawee fa la nar a génn mais niveau na ko ba xam ne mun na faa jaar butit bi nga xam ne mu ëmb xale bi xam na ni day tawweeku ba mun na fa dugg ba mën a am di inspiré wu muy jàll mu fay am oxygène ak carbone te du ngeen ko xam fa lay lekke fa lay naane ci jumbaxu yaayam mais c'est extraordinaire aaya bi moom lay wax ni lépp moom daf ko mesurer bi miqdaar yàlla neen deful dara par hasard mais lépp daf ko teg ci place am bi mu paree na mu fëgg dënnam daal di terminer verset bi mu ne aalimul xaybi wa shahada kii di wax mooy ki nga xam ni existence bi li fi nekk yëpp mi ngi jàkkaarloog moom mais en même temps mu ne li nga xam ne c'est invisible mi ngi jàkkaarloog moom mi ngi koy gis mais li nga xam ne it c'est visible mi ngi koy gis pour wane ni du moroom mu gaañi waaye ba mu paree mu ne alkabir almutaal alkabir kii mooy le grand almutaal moo nekk en haut moo egg sommet mais alquran su fekkee mi ngi wax ne ñii war nañ mën a taxaw ak suñu xel ñu def analyse yu pertinente ba dégluwaat yàlla bu baax ni muy waxee ak ñun fi mu nekk nii sama maas gi ku leen ni alquran a ngi dugg ci détail da nga naan c'est pas possible mais fii la jëm ak ñun élément bii nga xam ne mooy xel moom la doon wane tey rôle am ci doomu aadama ay fonction ak éléments yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam di ko soutenir
ak ay auxiliaires mi nga xam ñoo koy jàppale ak ni nga xam ne noonu lay lotte su fekkee nga xam ne fàtte gën nañ fàtte yàlla. moo tax ma tëj di indi benn verset boo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf ko wax ci alquran mu ne innama yaxsha llaha min ibadihi al ulama innama yaxsha llaha min ibadihi al ulama yàlla nee na seul ñi nga xam ne ñoo ma mën a ragal jusqu'au bout nee na mooy les savants yàlla nee na les savants rek ñoo ma mën a ragal dëgg parce que ñoom ñooy dem gëstu mbir ba sës gis ni seen xam-xam fii la em ñu xam ni fii seen xam-xam em affaire bi continué na mais beneen force sang ci ginnaaw force boobu leen réere yàlla nee na force boobu man la. kon suñu émission bi tey bi lii la ñuy gërëm suñu doom yu baax yi muy Seydina Ousmane Ndaw mi nga xam ne tey moo nekk ci cabine bi di gërëm seen Cheikh di gërëm seen Matar ak mbooleem directeur yi nga xam ne ñoom ñi ngi ànd ak ñoom encore di seen i nawle di seen naataango ci émission bi di leen joxaat rendez-vous ba ajjuma ji di ñëw ngeen baal ñu àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.